bokk nañ ci monsieur Mamboy Diaw monsieur Doudou Ka monsieur Ablaye Badji chef de cabinet du président monsieur Aimé Assine ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey bokk nañ ci ñooñu ñu bëggloo couleur APR ñoo tax ñu bu doon taw duñu dellu ginnaaw day tàng duñu dellu ginnaaw ak yeneen yoo xam ne tey dañ koo dëkku ngir mën a dugal parti bi fépp moo tax tey jii nii ñu arrivé victoire en 2012 président de la république monsieur Macky Sall ñu yóbbu ko mu doon njiitu réew mi. élection yi nag dañ koo yóbbu ñu fàttali ni ki en 2009 APR alliance pour la république même coalition Benno Bokk Yaakaar bi amuloon benn collectivité locale bu muy diriger ca Casamance. ñu jóge ci élection yi passé yu 29 juin yi si 30 communautés yi nu mu tuddati collectivité locale yi ñu daal di ciy jël 15 maanaam moitié bi nangu nañ ko ñu yaakaar ni loolu tamit ndam la tey lu ñu doon xaar ci gouvernement bi mooy lan mu dooleel suñu leaders yi dooleel jeunesse Casamance dooleel femme Casamance mais président de la république dafa sanctionné suñu leaders yi sanctionné leen ci sanction boo xam ne ñun dañoo jàpp ni jaaduwul tegu ko fenn. étudiant université Assane Seck bu Ziguinchor ñu bëgg leen a def nag ay acteurs de développement wala nag kilifa yi gaawal projet sama PC wala benn étudiant benn ordinateur ñu def loolu nag ci teewaayu waa Banque mondiale Cheikh Tidiane Cissé. Université Assane Seck bu Ziguinchor defati na ay jéego ci lépp lu jëm ci wàllu contrat de performance bi ko boole moom ak nguurub Sénégal ak it Banque mondiale ci loolu nag ñu jaarale ko ci fracture numérique bi nga xam ne yëkkati nañ lu war a toll ci téeméeri ordinateur jagleel ko étudiants yi. ñu bëgg suñu étudiants yi ñuy jàngee fii Ziguinchor ki Université Assane Seck bu Ziguinchor yem képp ak ñuy jàngee ki yeneen université fu mu munti nekk. ñëpp xam nañ ni boo amoo ordinateur tey nga am internet. lu bëri ki àdduna bi du la ëmp moo tax kontaan nañu trop te di sant waa Banque mondiale Casamance naam dafa am loo xam ni yàlla moo ko jagleel moo di potentialité de développement économique dañu bëgg nag université bi duggal ci loxoom ki jàng xale yi ñu duggal suñu loxo jàppalante lënkoo ak ñi nekk ki terrain bi di liggéey pour ressources yi ñu am. ay produits agricoles la moo xam ay céréales moo xam ay mbirum ndox la lu lépp loo xam ni yàlla baaxee na ko Casamance te du lu loo xam ni dañ ko développé balaa ñu koy uti ji feneen ñu mun nañ ko am ba jox ñeneen dañu bëgg a université bi dugal ci loxoom ànd ak askan bi ñu valoriser ko. ñuy fàttali ni projet sama PC wala benn étudiant benn ordinateur tàmbali nañ ko at a ngi nii ci temple du savoir bi ni mel. lu war a toll ci juróom-ñaari téeméeri étudiant jot déjà ci ay ordinateurs yi war a tax ñu fépp nga xam ne xam-xam ma nga fa ñu mën koo jëli. ñu jàpp kon ne réduction fracture numérique dëggu na fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor yàlla ak projet bii. lu jëm ci njàng mi ba tey USAID EPQ pare ay activités yam ci région bu Sédhiou diirub ñeenti at ñu gunge nag lu ëpp juróom-benn fukki collège ci juróomi domaine d'activité ngir jëmale njàng mi kanam ca foofee dañ ci ànd ak reportage Robert Diandé. waa USAID EPQ jeexal nañu seeni yëngu-yëngu ci biir région bu Sédhiou ñeenti at gannaaw bañ fi daan tàggat juróom-benn fukki CM ak juróom-ñeent ci wàllu njàng ak jàngale. loolu taxoon ba ñu suqali bu baax njàng mi rawatina ci classe su sixième. li gënoon a jafe ci enseignement bi moo nekkoon le niveau des élèves de sixième parce que depuis quelques années ñi doon jógee école élémentaire bi di ñëw seen niveau taxu ko demee noonu donc programme remédiation bi permettre na élèves yi nga xamante ne naroon nañu redoubler ak ñi nga xamante ne vraiment naruñu woon bokk ci système sélectif bi vraiment programme remédiation bi tax na ñu mën a retrouver au niveau des enseignements apprentissage. ndongo daara yi itam ñu ngi rafetlu bu baax yokkute bu ñu gis ci remédiation. balaa projet bi di ñëw dañuy gis ay élèves yoo xamante ne dañuy redoubler ay classes mais projet bi depuis mu ñëwee ay redoublement sax moo wàññeeku daal léegi élèves yi dañuy passer classe supérieure duñu am problème mat ak français surtout en français. waa USAID EPQ ñoom jàpp ne wàccoon na ñoog li taxoon bi ñu ñëw ci biir région. juróomi pàcc la ñu amoon ci diwaan bi dox nañ ko maanaam tette jàngalekat yi ngir ñu mun a yor xale yi ci biir classe yi fexe waajuru ndongo yi mun a dugal seen loxo ci doxalinu école yi. beneen bi mooy biñ commencé remédiation des compétences en maths et en français redoublement xale yi wàññeeku na bu baax a baax xale yi doon bàyyi école aussi wàññeeku na bu baax a baax.
waa USAID EPQ sargal nañu daara yu gën a xarañ te sonj nañ leen itam ñu wëyal lu ñu jot a jàng ngir njàng meeg njàngale mi gën a suqaliku ci biir région. Association nationale des personnes accidentées nag ñuy dund ak handicap ñoo amal tey nag ab daje ak taskatu xibaar yi ngir wax déet ci accident yi ñuy nemmeeku ci tali bi seen président bi di wax ni ngir loolu am nag faaw ñu soppi jikko yi te it Ousmane Doye ñaan na assureur yi nga xam ne nag dañuy wut xaalis ci ñi nga xam ne dañoo am accident ñu bàyyi lu ni mel dañ koy déglu ci micro Babou Ndour. accident yi ni ma ko waxee ci tubaab 2002 ba 2011 22000 accidents la ñu am 22000 accidents yi am nañu ci nekk ay waay laago mel ni man am nañu ci nga xam ne ci ñàkk seen bakkan nga ñëw 2012 4876 déw naa sax décès bi 2000 décès la le reste des blessés arrivé en 2013 15 350 accidents donc il y a 450 et quelques décès le reste yëpp c'est des blessés. Tout récemment ñu dem fële Fatick si la route de Fatick Kaolack si benn bis 11 sénégalais ñàkk seeni bakkan. ñu ngi si 7500 et quelques victimes man mënuma ko compter parce que te xam naa ni association bi victimes yi ñu ngi si. association client sociétaire institution financière ñoom dañoo amal ab sitting tey ci suba di sàkku ñu fay leen seeni payoor ñu joxoñ baaraam nag kii di ministre Amadou Ba wax ni moo amal nag jël boobu ñu jël seen salaire dañuy déglu Famara Ibrahima Cissé ci micro Lena Mbaye. ñu gis ni sunu salaire yi dañ ko tekk boo xam ne jéggi na dayoo parce que ay pères de famille ay mères de famille ay responsables de famille dañoo ñëw ñu ne leen amu leen fi dara ñu ne leen loolu nag jéggi na dayoo parce que loolu état bi bu ko defee dafa violer droit international violer suñu code de procédure civile. bu ñu interpellé directeur de la solde daf ñoo xamal ni tekk bi dafa wekku ci benn logiciel bu bees bi ñu am bu ñu ñëwee teg logiciel bi dafa firndeel ni dafa am ay fonctionnaires yoo xam ne daan ñoon fay impôt suffisamment daanaka impôt normalement donc mu def logiciel bu bees bi def ay correction dañ leen argument boobu ça ne tient pas la route daanaka teguwul ci dara ki ñuy tuumal mooy directeur centre Pétavin ministère des finances état bi ci boppam la ñuy tuumal parce que déposé nañ plainte au niveau du tribunal du travail déposé nañ beneen plainte au niveau de l'organisation internationale du travail ay pères de famille nag weerum koor mënul toog te amuñu salaire. ca Dumiaawu Alpha nag mu taw fa taw bu métti taw bi yàq ab pharmacie ak ay boutique ca foofee dañ ciy déglu kii di Ibrahima Dem ci micro Seydou Sarr. zone jéeri bi tamit yàlla baaxee na ko ndox bu baax a baax ñaari kii yooyu tegew fii bi ñu ñëwee nag pharmacie bi musul woon musul woon am ndox mais bi pa dafa dugg ba une hauteur de 1 mètre donc lépp lu fa nekkoon daf ko yàq mooy mbirum garab mooy mbirum matériel maanaam lu mel ni ordinateur lu mel ni imprimante lu mel ni frigo bon mënuma xayma exactement lan moo ci kii mais l'essentiel que huissier ñëw na def na liggéeyam tamit bu ñu paree ñu xayma ñu xool naka la ñuy def mais lu ñu bëgg surtout que autorité yéeg ñu parce que lii catastrophe naturelle la def ci war a dugal loxoom donc lu mel ni bu ñu mënoon gis l'État suñu wet vraiment daf ñuy dimbali. léegi nag dañuy ñaan nguur gi mu seetal ñu jooytu nañ ba pare nañu dimbali chaque année dañ koy jooytu fii ndox mi dañ ñu sonal tey ñoom mun nañ ko defar nañ ko defar sànq sous-préfet bi jaar na fi bu jaaree fii gis na ñu génnee bagage kay mu taxaw mu xool mais fii la jaar dem war nañ xool mu seet luñ ci nekk non ndox mi kay chaque année nii la ça fait léegi ëpp na 10 ans nii la mais fii tey la ren la gën a ëpp waaw yàlla def na nag de ëpp benn bakkan ruutu ci fii léegi sama magasin bi ak ñi yëpp ci jàkkaarloo ak pharmacien bi ak kii yëpp dafa yàqu ak bitig yi nekk fii yëpp yàqu parce que man lu yàqu fii ëpp na sax 30 millions kenn xamul après dëkk bi aussi ñoom it noonu la.
agence des musulmans d'Afrique ñoom ñooñu amal nag ab jéego ci weeru koor bi ñu jël nag lim bu takku ci ay njaboot jox leen nu ñu mën a dundee ci weer bu sell bi ñu lëkkaloo si nag ak waa Koweït dañ ciy ànd ak Khadija Sy. ñu nekk ñuy boole doomu aadama yi waaye it di leen jàppale ñuy profito ci weeru koor bi pour jàppale askan wi. ñi nga xamante ni ñoo bokk ci agence musulman Afrique yi ñu leen di woowee ama dañoo jóg pour jàppale ñenn ci xeetu askan wi loolee tax ba ñu jël ndimbal gu am solo jox ko ay borom kër ngir ñu mën a motal weeru Ramadan bi. programme bi tey li ko waral mooy dañuy feetal li ñu doon def te di koy def depuis bu yàgg ci Sénégal di ko def tamit feneen ci àddina si mooy à chaque fois que benn événement ñëw lu mel na koor lu mel na tabaski dañu jàpp ne am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. ñooñu dañoo soxla ndimbal ci cadre boobu lañ doon quand même seet ban anam la ñuy def ba mënuñu jàppale ñëpp mais au moins ñu jàppale fenn foo xam ne fi ne dina am jeexatal. diwlin ceeb suukar ak yeneen xeetu ravitaillement yuy askan wi di soxla ñu leen koy jox ngir mën leen jàppale at bu nekk ñu koy def mbir mi di gën di law ONG bi nag li ko tax a jóg mooy fépp fu nit nekk te soxla leen ñu di leen a jàppale. ñaar fukki junni famille yooyu lu tollook juróom benn téeméer yi ak lu topp Dakar la li des ñu yóbbu ko ci yeneen région yi ci loolu nag la ñu jàppoon ne woo nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy bénéficié wu ñu fekkee ko waaye tamit nguur gi fekkee ko waaye tamit yéen ñi nga xam ne taskatu xabaar yi ngeen fekkee ko ndax nit ñi mën a xam li nga xam li ñu def bu subaa suñu wootee nañu nañu jàppale ci loolu ñu xam li ñu leen di jàppale wala li ñu leen di woo ci lan loolu ci lan. ñuy topp chartul islam maanaam ku yor di jàppale ku yorul ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum njàng mi waaye it ci wàllum ndimbalante bi ñuy fexe saa su nekk di gunge askan wi ñoom ñi ko soxla yàgg nañ koo def te ba tey ñu ngi koy def te duñ ko tàyyi di def. Khadija Sy xibaar boobu di jeexal jotaayu juróom-ñaari waxtu bi juróom-ñetti waxtu Mamadou Awa teew jox leen yeneen i xibaar di leen jaajëfal.